asalaamaaleykum professeur Amsatou Sow Sidibé yow yaay présidente parti politique bi ñuy tuddee Kaar Leneen tey da nga di suñu invité ci plateau bi pour nu waxtaanee li nga xam ne mooy situation dëkk bi situation dëkk bi bu ñu koy wax mu di luñ ci gën a jooyal mooy tey situation xale yi nga xam ne ñu ngi réer ak ñii dañu wax ne dañ leen di rey di leen def loo xam ne ay sacrifice humain lay niroo. aleykum salaam wa rahmatullah maa ngi lay nuyu Babacar Touré maa ngi nuyu ñi ñuy seetaan ak ñi ñuy déglu dëgg la situation Sénégal tey dafa metti man xàmmeetuma Sénégal dafa mel na Sénégal daal dafa yëngatu dafa mel na Sénégal na mu waroon doxee dox bu jub dafa nekk daal di tër-tëri mu jaaxal ñu naan sax ndax amul ñu bare ñoo xam ni seen bopp nekkatul ci ñoom nga wax situation xale yi muy lu mettital bi dafa garaaw ma bëgg rekk dolli ni du xale yi rekk ñu ngi koy def ñi nga xam ni ay handicapé lañ ñu ngi koy def jigéen ñi liñ leen di siif tey dafa bare même bëccëg mu doy waar lool puune yi lu nekk leen di def ci lu metti mu nag nekk situation boo xam ne yàgg nañ koy yëg mais jëf ak wax moo manqué woon te mu am ñoo xam ni nag dañ ci war a dugal seen loxo ala kulli alin parce que seen wareef la bi ci jëkk mooy état dinaa ci dellu siwaat ñaareel bi mooy famille yi dinaa ci dellu siwaat ñetteel bi mooy kilifa diine ak aada xam nga boo jëlee charte yi nga xam Sénégal daf leen xaatim Sénégal nag charte bu ñëw mu xaatim ko waaye nag léegi après pour appliquer ko def na charte ba wax mooy problème mais charte yi li ñuy wax ni affaire aar nit ñi aar leen ci seen bakkan ci seen yaram ci seeni am-am état moo ko war a def alors li ñu gis mooy état dafa mel na dafa fàtte ni dafa am ay wareef ci côté boobu li tubaab bi wax principe de responsabilité moom mooy responsable bi numéro 1 parce que mooy état moo war a toppatoo askan wi am beneen principe bu mu fàtte li ñuy wax redevabilité ak reddition de compte dañ defee ni rendre compte mooy yow jóge nga fi wax ma noo defoon sa kees du loolu rekk reddition des comptes état dafa war a wax askan wi lan la ko defal ci lu baax soo laalee ci côté yooyu ci mbirum xale yi ak violence yi mettital yi da ngay gis ni état Sénégal dafa fàtte wareefam la mu waroon defu ko ministère yi fi am intérieur a ngi fi tal askan wi mu ngi tal politique ministre de la justice am na yu mu war a fexe ba nga xam ne ku mettital nit ñu daan la daan boo xam ne bu ëllëgee dootoo ko def et puis ñu xool naka la ñuy def ba indi ay commissariat yu gën a bare ay ASP yi xale yi ñii ñu jël ne dañuy assurer sécurité amuñu moyen kenn dooleelu leen ci seen xel pour def ko yooyu yëpp problème la te ñu war ko def pour réew mi ñu jël yeneen ministère am na ñaari ministères yu toppatoo xale fii ministère de la famille ak genre ak beneen ministère bonne gouvernance et enfants waaw ba ñëw fii direction yi bare réunion séminaire pour nee nañ dañ def stratégie politique pour xale yi mais dara phrase dem loolu problème la alors ñu war a donc jóg état pour xam lan mooy wareefam mu def ko loolu la ñu bëgg. professeur gis nañ ni la plupart du temps ñaawteef yu mel noonu méttital yu mel noonu la plupart bu ñu koy gis fii ci Sénégal en tout cas man depuis 2006 laa ci commencé intéressé wu gis nañ ni bu ñuy jubal ay élections lay gën a bari 2006 ca Kër Ndiaye Lo 2011 fee ci Wakam ak xale bu jigéen boobu ñu sàmmoon sàmm yu bare fii ci Rebeuss ci corniche bi. tey encore ñaari xale yi fallu ak ñeneen ñi nga xam ne nee nañu réer nañu xalaat loo ni loolu dafa am conséquence ak politique. léegi
nga may ma yokk ci li ma doon wax parce que dama doon wax état ndax état war na xeex ba ñàkk am xam nga ñàkk gi moo tax ak ñàkkum am xëy liggéey xale yu bari ñu ngi drogué dëkk bi yàqu nga di ma laaj mbirum politique bi mais malheureusement waxuloo ma bàyyiwuloo ma wax ci mbirum famille ndax famille yi dañu démissionné tey famille yi nañu waroon a aaree xale yi téye leen ca kër ga ak ca école ba defatuñu ko léegi nag poñ boobu nga wax léegi nii bu élection ñëwee mu mel na dañu dof ku ci nekk bëgg am ñu woteel la nga yaakaar ni boo tuuree deretu nit daañ la woteel wala nga jël lii ci yaramam daañ la woteel loolu scandale la yàgg na fi mais léegi dafa raw xërëm dafa tuuru ci Sénégal xërëm moo tax ma ni kilifa diine yi ak aada yi mais nañ ci wax mais nañu ci wax loolu jeex ñoom itamit bu ñu toog rek nañu jóg ndax ñoo ay kilifa lañ ci askan wi seen solo dafa am ci biir askan wi nañ ci jóg wax ci te politicien bu fekkee ne daf ci dugal loxoom di tuur ay deret ak yooyu mais bu ko kenn votel kooku saay-saay la kooku kenn waru koo woteel ndax boo ko woteelee mu yàq réew ma gën kay yàq ndegam mu ngi gaañ suñuy doom ak suñuy sët mais kooku kenn waru kaa woteel te dañ ko war a jàpp daan ko daan yu metti moo tax ma ni ministre de la justice war na jóg police ak gendarmerie war nañu def traque des biens mal acquis de baax na waaye traque des bandits et des criminels ñun loolu lañ gën a soxla suñu sécurité intérieure. professeur dañ doon xaar ay mesures yu mag ay mesures yu concrètes démb gis nañu kii di commissaire divisionnaire Abdoulaye Diop bi mu génnee wax na ñoom la ñu def ba léegi te it wax na ni policiers yu bare civil la ñuy liggéey pour am ay résultats est-ce que foofu nga ko doon xaaree ci koo xam ne moom moo yor suñu responsabilité sécurité ñun ñi ñëpp. xam nga ñun lu ñuy xaar ay résultats maanaam lii dootul am na mu ñàkkee nañ koy organiser bitim réew parce que fépp la ñuy essayer am ay violence de temps en temps mais suñu réew na xeex ba lii dagg parce que ay mu wàññeeku day yokk loolu la ñu wax ministre de l'intérieur na góorgóorlu na seet ndax dañuy tabax ay commissariat ndax dañuy jël ASP yi ma lay wax nga xam ni amuñu benn moyen kenn dooleelu leen ñu dooleel leen ñu tasaaraw ci réew mi te créer nag ay poste yu bare xaalis bi ñuy pasaree di koy yàq nañ ko jël wutal ñu ay agent de sécurité ba mu doy ba pare ñëpp di ci xool di seetaan kon boobu dañu fàttali ba pare fàttali baax na charte yi lii la ñu wax boo ko fàttalee ba pare nga saytu seet ndax kii la ma war a def na ko actuellement dara doyul ci jëfum xeex violence yi am ci Sénégal kon ministre de l'intérieur dañ ko ñaan na bàyyi politicienne bi muy def te dem concentré wu ci mbirum kaaraange sénégalais foofu lañ ko soxlaa feneen soxlawuñu ko fo n'est-ce pas loolu daal la ci bëggoon a. bu ñuy wax maltraitance su xale nga gis Sénégal lépp lu muy def danaan peut-être da koy copier ci dëkk yu avancé yi dëkku démocratie yi dëkk yu mel ni par exemple France ca France bi nga xam ne xam naa ko tuuti am nañu ay structures yu ñu teg mooy lu mel ni aide sociale à l'enfance tey ñu waroon a am loo xam ne moom ñu ko gën a mën a jàppale pour mu def parce que am nañu fi ay bàjjeen ay doomu nijaay ay doomu tante wala yu famille élargie sénégalaise pourquoi mënuñu appliquer système bi mel noonu ba bu ñu gisee benn xale boo xam dafa nekk ci situation de maltraitance ñu mën ko fa jëlee dëgg ko ñooñu wala état carrément jël responsabilité yu yor xale boobu. mais monsieur Touré est-ce que xam nga leen suñu société traditionnelle Afrique dëgg dafa ormal xaleel dafa wekk xaleel dafa ne xaleel buur la dañ koy toppatoo ñun dañu amoon ay organisation yoo xam ne xaleel kenn daaw ko ñeme toroxal ka ca koñ ba mu ngay jàppale xale bi yaayam ak papaam ñu ngi koy jàppale waajur yi ku ci yeewu jàppale xaleel tey la ñu commencé nag di toroxal xaleel fu mel na France ñun ñoo ko rawan ci loolu ci àq ak yelleefu doomu xaleel ñoo ko ci rawan ci la ñu war a jox xaleel ci àq ñoo ci rawan France léegi bu ñu demee ba naan ñun dañuy xool France
pour ñoom ñu wax ñu naka la ñu war a def ba génn ci lu bon li mais daf may jaaxal Sénégal naka la ñu mënee am xolu di seetaan xale yi ndaw yi 1h du matin ñu nekk ci mbedd mi di yalwaan 4h du matin ñu nga ca mbedd mi di yalwaan oto yi di leen fiir bande yi di leen jël ñi nga xam ni dañu bëgg am poste di tuur seen deret mais il faut en parler suñu société dafa yàqu te ña war a wax il faut ñu wax moo tax ma ni kilifa diine yeeg aada yi nag léegi nag nee nañ leen nag jóg jot na. professeur ki addu ci wax ju mel noonu nga xam ne yàq xale yi tëb dal ci kaw xale yi yàqataan leen mu di professeur Songué Diouf keroog ca télé bi nga xam ne mooy TFM nee na am na yenn yanj yoo xam ne wala yeneen melukaan yoo xam ne xale yi buñ ko melee dafay mel ni ñuy woote pour ñu song leen lan moo ci sa xalaat yow. waaw non mais ku bëgg yanj da ngay yanj jigéen yaa ngi fi bëgg yanj góor ñaa ngi bëgg yanj est-ce que jigéen dañu dem siif góor ñi benn. professeur waxul lool de. ñaar boo yoree sa bébé sa liir ñu di ko defal ay couche sang ko di ko dàmp wala di ko diw bu jigéen muy def yaramu neen da nga koy siif est-ce que da nga koy siif doo ko siif donc nit ci boppam la ñuy ormal mu sañse bañ a sañse mu maquillé bañ a maquillé jigéen nañ ko ormal ndax yàllaa ko ormal moo bëgg ñu ormal ko te ku siif jigéen yaa ngi tooñ suñu borom loolu laa ci bëgg a wax ku siif jigéen yaa ngi tooñ suñu borom alors affaire yi solo bi beneen affaire la beneen dimension la bon waxuma ni jigéen ñi dañu war a di wane seen yaram waxuma ko loolu man bu doon sama sago jigéen bu solo day nekk sol gu jekk sol gu mët mais li ma wax mooy jigéen ta même bu solul sol bu mët kenn amul droit ñëw di ko siif loolu laa bëgg a wax. kon bu nu jógee si li nga xam ne aspect sociétal carrément la ñu daal di wàcce fi nga xam ne mooy langum politique bi parce que langum politique bi béy nga fa sawaar bokk nga si ñi nga xam ne ñoo àndoon ak Macky Sall keroog ca 2e tour bi ci élection présidentielle bi ñu génnee ci 2012 tey avec le recul juróom-ñaari at gannaaw bu ñu doxee juróom-ñaari at lan mooy sa xalaat ci yorenu réew mi tey ak Macky Sall. yaa ngi wax waxu xale yi ñun mësuñoo gis Sénégal mel nii. kenn sa fit dalatul nelawatoo ba xandoor soo yoree xaleel même mag ñépp a ci yem sa fit du dal donc loolu xam nga lu ko indi jikko yu yàqu waaye itamit am na leneen loo xam ne il faut ñu wax ko mooy ñàkk gu metti gi ñàkk gu metti gi am na lu bon lu mu indi ci réew mi li ñuy wax phénomène de l'exclusion maanaam ñu beddi la teg fële ne la demal dee suñu yoon nekku ci donc problème la. loolu moo xale yi loolu moo xew tey. moo xew xale yi amuñu liggéey dañu ne woon 500 000 emplois xaw ma est-ce que duñu wax 0 emploi tey donc yooyu dafa tax ba nga xam ni Sénégal dafa doy waar mbirum koom-koom bi demuñu fenn Sénégal li muy dundee mooy leb dafa leb ba banque mondiale sax léegi mënatu ko may ne ko demal jël xaalis jox enseignants yi demal jël xaalis jox médecins yi demal jël xaalis dugal ci agriculture bi tellement dafa leb 65% te li maximum bi 70% la dette intérieure bi entreprise yu yamaale yi dañ leen a leb ba mënatuñoo sax fay seeni banque ñoom itamit ñu ngi nën meelu ñuy def ay kenn xamul lan la ay choix d'investissement man li ma dégg ñu ne dañu bëgg tabax lan palais de la république beneen Diamniadio ñaata centaine de milliards 100 et quelques milliards xaw ma 180 xaw ma 185 milliards loolu amul fu mu xaj yàq googu palais bii nag te dañu ne woon dañuy def autoroute bi nga xam ne 20 minutes nga yegg fa ñu ne dañuy dem palais
pour def fa foofu vacances xaw ma luñ fay def. professeur yow su ma la dégloo. bokkuloo ak ñu mel ni Fat si ñi nga xam ne sama benn jigéen bu ne Sénégal ñëppaay gu daan daat lépp a dox tali yu baax hôtel yu bees ak yooyu yow gëmuloo yooyu. non man dama dugg ci terrain man damay dem seeti samay militants damay dem seeti femmes yi damay seeti population yi ci profondeur yi gis naa la fa xew ba ma demee yàggul Sine Saalum ba gis gerte ga déjà na mu yàqoo déjà sax. ba pare ñoom mënuñu ko écouler man sama xol dafa jeex nga dem feneen ak feneen nga dem fu mel ne Casamance buntu boo fëgg ñu ne la fii amuñu sax centre de santé jigéen ñi dañoo jooy ba amuñu moyen pour liggéey mais loolu man de gisuma neexaay Sénégal te nee naa li gën a yéeme ci Sénégal xam nga affaire classe la. dafa am ña nga xam ne dañoo riche ñu ne woon xawma ban classe ba ca gën a kawe classe moyenne amoon maanaam médecin yeeg jàngalekat yeeg journaliste yeeg ñoom seen am classe yeneen yi nga xam ne ñoom xëy na sax seen loxo jotul seen ginnaaw waaye boo jógee ca put ba léegi destitué yépp ñu nga ca suuf dañuy toog ay fan dëpp kàddir xale yi di lekk fonde wala di lekk ay bopp xar mais c'est un problème nambe baax na fer la waaye kenn mënu ko dundee donc il y a de vrais problèmes dans le pays dëkk bi ni mu méttee xoola ñëpp a ngi grève koo buntu boo gis nga yaram foo laal mu métti enseignement ñu ngi grève éducation foofu moom dañ leen a ñàkk teg ca seen place ba nga xam ni ñoom ils en ont marre léegi santé mu ngi waaj a grève ñeneen ak ñeneen mais kenn kontaanul professeur bu ñu la dégloo da nga mel ni kuy wootee départu Macky Sall dañ fi jëlee Macky Sall indi fii keneen foofu nga toll tey. xam nga lu ma wax man pour le moment waxuma toog wala départ suñu àq ak suñu yellee fi lañ soxla looloo taxaw ñu teg ko fi gisuñu ci tous. léegi dañu ne na ko def dese na ko ay weer na góorgóorlu su góorgóorlu fii ak ay weer doyle nañu sëkk. ay weer a ci des dañu doyle sëkk. ay weer a ci des. pratiquement Sénégal duggaati na encore ci campagne électorale tey jii nouvelle bu bees bi moo di li nga xam ne mooy système de parrainage bi nga xam ne président de la république bëgg na képp koo xam ne candidat nga pour nekk ci joŋante yi ñu dem il faut nga am 10% bu électorat bi di tollu à peu près fichier bi lu ñuy laam-laamee 7 millions pratiquement il faut nga am 70 000 signatures pour nga mën a bokk ci candidat yi est-ce que loolu mën na nekk professeur. non du question ndax mën na nekk wala mënul nekk ndax war na nekk nga wax a laaj ñun dañu bokkoon ci ñu dem ci dialogue bi parce que dañu gëm dialogue ñun jàmm rek la ñu bëgg ñëpp juboo ñu liggéey ndax Sénégal ndóol gi mu nekk coono gi ñu nekk ñu jóge ja moo tax ma dem ci table ba de négociation waaye dama jékki-jékki takk samay bagages dem bàyyi leen fa xam nga lu tax li ma wóoroon rek te ma doon ko gis moo di ni dafa am ku nekkoon ca coll ba ca kaw di jox ay ordre ñu nekk ci biir salle ba ñooñu nanguwuñu génne position bu ñu jël duñ ca nag a jóge par exemple ci parrainage bi ñun ñu xam ni lu tax ñu bëgg indi parrainage maanaam li nga wax 70 000 signature mooy juróom-ñaar fukki junne signature soo ko amul doo mën a nekk candidat xam nga am na ñu tëj kaso pour ñu bañ a nekk candidat ku ñu mënul tëj kaso ñu coince la ci affaire parrainage bi daal dina la fii defoo fi point fii defoo fi virgule fii demuloo à la ligne kon boog sa liste du jàll loolu la ñu gis alors te ñun li ñu gën a jaaxal mooy yow loi bi assemblée nationale voté gu ko say militants dégg naa ñu ngi ci terrain bi di def parrainage déjà ñu leen di signer mais c'est grave. donc ce qui veut dire dañu koy imposer par force tegal ñu ko fi. mais yow lu ma leen wax mani leen man ba ma nekkee ci table de négociation bi
dama amoon impression dafa am ku nekk feneen nee naa sax image bi dafa nekkoon làqu ci benn ginnaaw buntu ca salle ba ñuy defee réunion naan leen ba ngeen jógee ci point bi ma leen wax parrainage laa leen wax xaar leen ba ngeen nangu li opposition ak non aligné di wax loolu laa amoon impression dañu doon imposer yëf bi am na ku nekk ca kaw di ko imposer mais kooku nekk ci kaw mais marche dafa waroon a tëdd ñaaxanaay mooy président de la république moo war a yilif ñépp moo war a jox ku ci nekk sa àq sa yelleef mais bu fekkee ni day def parloo moom ak ay nitam bàyyi ñeneen ñi mais mu ngi tooñ ñun du loolu moo taxoon ñu votel ko ñun voteluñu ko woon pour ba mu fa toogee ba léegi lenn rek lay xalaat toogaat ca siis ba te yeneen tamit ay fait de mandat yi et tout ça alors li ma bëgg wax mooy mandat bi tiital nañu en tant que professeur buy interpréter les règles de droit dañu tiit parce que ëllëg xamuñu lan ban problème la mandat boobu di indi mais ba ma dellu see ci parrainage yow voté wuloo yëf bi assemblée nationale nga commencé say nit di dem defi parrainage kon boog yow da nga leen koy imposer ne leen voté leen ko par la force problème la ensuite dama leen di ñaan ñoom ngir yàlla bu ñu jël ay 2000 ay 5000 di sëgg ci bopp nit ñi naan leen signé leen ñu jox leen 2000 wala 5000 loolu lañ leen di ñaan pratique yooyu dafa war a génn ci réew mi donc affaire kii bi daal parrainage bi loolu daal moom mooy problème bi c'est que dafa bëgg am ñoo xam ne xëy na nan nañ ko sonal mu bëgg leen a écarter. donc après élimination yi nga xam ne gis nañ ko par la voie judiciaire muy Karim Wade CREI kii di Khalifa Ababacar Sall beneen tribunal bi pour yéen xalaat ngeen ni moyen la parrainage bi pour mën a écarter yeneen candidats. mais est-ce que loolu yóbbuwuñu ci li ministre de l'intérieur waxoon ca ginnaaw tous les plans yi mu mën a def fexe ba Macky Sall gagné élection yi ñu jëm est-ce que loolu lañ commencé exécuter léegi nii. ñun de loolu la ñu gis man gis naa ko avant loolu moo tax may la négociation ba xaaruma fa lu yàgg dama ñëw toog ubbi sama bët ubbi samay nopp di xool di déglu xam ni ñii fa ñu yóbboo fa ñu bëgg ñu yóbbu ñu lañ fay yóbbu amoon seen temps ma jóge fa dem sama yoon mais xamoon naa gisoon naa ne ñoom ñu ngi def tout pour lu ñu mën daal ràcc jëmale seen kalam pour mu dëll donc problème bi loolu waaye nag ñun dañu am ay àq ak yelleef si sénégalais yi dañu war a mën a ne ñun kii la ñu bëgg mu nekk suñu njiit mais bu fekkee dañu ko bëgg imposer dañu war a def ndànk parce que sénégalais quand même du nangu ñu di ko def ballu ping pong noonu du ko nangu sénégalais yi am nañu xel am nañu xalaatukaay am nañu xol kon boog nañu xool nu ñuy defee pour le moment parrainage bi lay wax waaye attention ci mandat bi mandat mën naa indi problème bu grave moom itam ci réew parce que bu fekkee ne da nga bëgg interpréter charte yi pour di toog buñ la dàqee yaa ko yëkk buñ jëlee yat doo la ne la génnal yaa ko yëkk. donc yaa ngi xalaat genre insurrection comme ni ñu ci fekkee woon jamonoy Abdoulaye Wade nga xam ne mbedd mi ñëppay génn di jàkkaarloo. c'est-à-dire que Babacar nit la dafa am ay pulsion dafa am deret buy yëg ci kaw boppam bu koy bouger loo doo nag jël gaynde muy nelaw nga ñëw di ko ruux mais c'est ça le problème il faut que ñun suñuy autorité xam ni ay nit la ñu amal affaire nit rek nag pas autre chose te war nañ leen a jàppale te bañ di leen xoxatal ak di tàngal seen xol loolu la ñu war a moytu nañu def ba askanu Sénégal yëg seen bopp ci mbir yi mais di fo rek di damier rek suba boo yeewoo moo ngoon damier de bal bi fii kii bi fii fu ma koy teg pour mën a yegg fii ëllëg nga dem toppatoo suñu affaire kaaraange waaye toppatoo suñuy xaleel toppatoo jigéen ñi toppatoo baykat yi nappkat sàmmkat ñépp duñu ko def yeewu suba ba ngoon nekk ci ay bureau di xool naka la ñuy jël pion bii teg ko fii pour mën a jàll
mais c'est pas ça dëkk du loolu daal laa ci xalaat. professeur question bi nga xam ne question centrale la te ma koy mujjee souvent samay entretien moo di la xew ca Casamance parce que da nga bokk ci ñi nga xam ne jéemoon nañu dox jàmm ci diggante woy fippu yi ak gouvernement bu Sénégal pour yow lan moo waral yëngu-yëngu yii ñu amee tey ca sowu jantu Sénégal. xam nga dañu ne xalam demoon na bay neex buum ga dog liggéey nañu ñun ñu mel na ñun man bi ma nekkee ministre conseiller présidence dama ne ministre conseiller duma fa nekk di dem ak a dellu si duma am lu ma def ma xalaat ne lan laa war a mën a def ma ni damay dem Casamance seetu nu ñuy def ba jàmm ñëw fa ma créé EDVR espace dialogue vérité réconciliation pour la paix définitive en Casamance ñu def suñu groupe boo xam ay experts yu góor ak yu jigéen yu bëgg Casamance et puis xam fan la ñu mën a jaaree pour mën a saafaraan mbir yi def ay documents yu baax di dem ak a dellu si xalaatuñu ne sax suñu bakkan mën na fi rot parce que yéene lañ doon demee ba yàlla def ci saafara ba nga xam ni parce que ñun communauté yi base bi lañ daan fréquenter ñun table de négociation yu ngand yooyu waaw mais balaa dañu ne ñun parce que man ku mel na man yooyu laa daan jàngale université institut des droits de l'homme et de la paix ñu xool fan la ñu mën a jaar communauté yi groupe yi base bi village yi groupe de jeunes yi groupe de femmes yi femmes bois sacré yi victimes yi ñi nga xam ni dañu am ay laago ndax xeex bi ñañu reyoon seeni waajur ak yooyu ak ñi nga xam ni ñu nga ca biir àll ba di def résistance ñooñu lañ daan toogal di waxtaan ak ñoom pour atteindre leen wax leen ni xeex bi am na lu ko gën ba nga xam ni ñun am na lu confiance bu ñu delloo si woon ca Casamance parce que manque de confiance moo bon ci situation ci paix sociale donc confiance ñëwoon na yeggale wu ñu nag. lan moo waral loolu. conférence nationale ba ñu waroon a def parce que ñu kilifa diine aada yu chrétien yu musulman yépp gis nañ leen ñoom ñëpp ñu ne ñoom Al Amin macha allah sëñ Abdou Aziz Sy Al Amin ñoom monseigneur Théodore Adrien Sarr xalifi kilifa yépp ne dañ ci ànd ñu def conférence nationale suñu defee conférence nationale communauté de base yépp ñëw ñu wax ni bàyyi nañu xeex bi fekk na am na lu ñu faj te seen xol waaye dañ ca teg tànk xoolal dañ ma bundu xataal ba ñu xamee ne dama war a dem conférence nationale te la ñu commencé nag di ma def ay affaires yu sew. soo ne dañ la bundu xataal ñan ngay wax. xanaa ñi ko def. ñu def lan. xanaa bañ ma def conférence nationale parce que bañ ñu ne kii moom moo tax ba jàmm ñëw Casamance. mais professeur sénégalais yi lay déglu bëgg nañu xam kan mooy ki nga xam ne dafa am doole bari doole bi nga xam ne dossier bi nga xam ne dafa war a mën a indi jàmm ci Sénégal parce que jàmm Casamance moo jàmm Sénégal ki ko war a indi kan mooy kii bloqué dossier boobu. en tout cas conférence nationale ba bu ñu ko defoon. ah xam nga yàlla moom dara jeexalul dara te xeexu Casamance bi li ñuy ñaan mooy mu jeex en tout cas conférence nationale ba bu ñu ko defoon à temps. indi na lu bare ja Casamance. professeur kii di Mamadou Nkrumah Sané muy secrétaire général en exil du MFDC nee na ma ñëw nga seeti ka Paris waxtaan na ak yow ne la mënul waxtaan ak gouvernement Sénégal puisque mandat d'arrêt international la ñu teg ci dodom bu nu ko dindee lay mën a waxtaan ak gouvernement bi yow ñëw nga Sénégal waxtaan si ak Macky Sall waxoon nga Macky Sall woo ko téléphone bi mu weddee. Existence su mandat d'arrêt international bi nga xam ne am na parce que man teg naa ci sama bët loolu moo waral soriwoo leen lan mooy sa commentaire ci loolu. non Nkrumah Sané dafa ne président de la république bindalal këyit soxna si ndax am nañ yaakaar ci moom président nangu ko loolu la foofu mais pour mandat d'arrêt bi. mais lu tax président ngay dox li nga xam ne jàmm la président bañ la jox mandat. nañ laaj leen ko.
laaj leen ko en tout cas Kourouma Sané mandat d'arrêt boobu man biñ ko waxee xam nga lu ma def sama avocat maître Abdoulaye Tine nekk à Paris laa ne ko vérifier ma affaire mandat d'arrêt bi fu nekk dem na fa juridiction yi ko mënoon a am yépp am nañ ko dem na fa gisul mandat d'arrêt bi waxoon naa ko nag Kourouma ndax Kourouma du benn yoon laa ko gis de saa yi ma daan dem Paris dañ daan dem toog pendant 4 heures 5 heures de temps ma di ko expliquer lu tax ñu war a am la paix en Casamance donc mandat d'arrêt bi gisuñu ko fenn xaw ma dañ ko retirer xaw ma mais gisuñu ko te wax naa ko ko jébbaloon naa ko ko wax ko ko. professeur Amsatou Sow Sidibé lan nga yëg keroog le 6 janvier bii nu weesu keroog bi ñu amee ay 14 morts ci forêt bu Bayot yow mi nga xam ne xeexoon nga xotti nga sa tànku tubéy comme ni ñu koy waxee bu dee góor pour jàmm daal di ñëw foofu ca Casamance. xanaa mu naqadi ma lool wax dëgg yàlla xam nga lu tax mu naqadi ma parce que xeex bi dafa yàgg te Casamance mérité wuñu lool Casamance dafa nekk Casamance yi dama am bu estime ci ñoom ndax seeni jikko bon force de défense yi ñoom itamit ñu nga fa di aar askan wi di yendoo taxaw suba ba guddi à toute heure pour jàmm ñëw en Casamance moo tax naqar daal laa ko jële woon te yaakaar ni Casamance dañ ko war a liggéey assurer développement wu Casamance ndax waa Casamance nooyi nokki ñàkk ga dafa bare en Casamance nit ñi dañu sonn en Casamance dangay ñëw jënd ci nit dara lu mel na carte orange ngoon gi après midi bi mu kontaan ndax nee na suba ba tey jaayul dara te Casamance yàlla baaxee ko ay ressources yu am solo kon boog man daf ma naqadi woon parce que yaakaaroon naa ni dinañu commencer nag di mën a liggéey bu baax Casamance ndax mu suqaliku c'est le poumon vert Casamance Casamance buñ ko toppatooyee ba mu développé wu mais Sénégal yëpp a koy yëg sous-région bi yëpp a koy yëg Afrique moo koy yëg de manière générale kon doon ñun li ñuy ñaan rek mooy jàmm ji dellu si en toute sincérité et en profondeur ayoo bañ a am xeexoo bañ a am ñu waxtaan ak waa Casamance ndax il faut le dire xam nga lu tax xeex bi dooroon Casamance surtout man duma wax wa indépendance de duma ko wax frustration yi rancœur yi xol yu jeex yi n'est-ce pas pour 1000 raisons parce que peut-être jël nañu sa suuf te waruñu ko jël et cetera donc je pense que wala boog sa waajur daanu ci xeex ñu rey ko wala yu demee noonu donc il faut que confiance bi dellu si waat mer mi génn te loolu ci ñun loolu lañ doon liggéey voilà. professeur lan ngay wax sénégalais yii lay déglu mooy yaay yi ngeen xam ne dana commencé jaaxle puisque psychose am na ci dëkk bi su ma génnee sama doom danañ ko sàcc wala duñ ko sàcc sénégalais yi nga xam ne inscrire nañu xamuñu ndax dinañ am carte d'électeur wala duñ ko am tey ñu ngi wax waxu parrainage ñu ngi dem ci élection yoo xam ne des na lu mat fukki weer kase Sénégal bu jaxaso boobu lan nga bëgg a waxtaane ak sénégalais yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan tey ci Kéwoulo TV. nañu delloo siwaat sañu xel état na concentré wu ci problème sénégalais yi xoolal dama bëgg ngeen woteelaatal ma balaa nga naan ne fa yow boo bëggee ñu woteel la mais dafa la askan wi waaye askan wi bu jaaxlee ni lan mooy baax dara famille yi na ñoom it nañu delloo si wat seen xel te xam ni famille dafa am wareef famille dafa war a encadrer ñett biir xale yi enfant yi jigéen ñi mag ñi ñépp donc famille yi nañu taxaw xam ni dañu am responsabilité ñu lijjanti ko te kilifa diine ak aada dafa am solo ci suñu réew ñooñu nañu jóg li tubaab di wax jël le bateau de pèlerin nañu jóg yëf bi
ñoom dañ ci am wàll dañ ci am bien sûr ku ci nekk ci ñun da nga am wàll ku ci nekk ci ñun na def waaye ñooñu ma wax ay groupe lañu te seen participation seeni sens de la responsabilité maanaam seeni wareef ñu xam ko xam ne dañu war a def dafa am solo. jërëjëf professeur. jërëjëf Babacar jërëjëf. maa ngi fàttali ni dañ doon recevoir ci plateau Kéwoulo TV ki di professeur Amsatou Sow Sidibé di présidente parti politique bi nga xam ne CAR leneen la tudd di la jaajëfal ci waxtu bi nga ñu consacré. merci beaucoup merci.